kenn du ko dénk ku ñorul waaye foog ni il faut un exécutant boo xam ne sans foi ni loi koo xam ne amul benn vertu moom nga koy jox pour soo ko nee tey faagaagalal Abass Fall mu dem faagaagal ko loolu ndax sa bopp la loolu moo ñu yóbbee ci lii yëpp ñuy dund seet leen ci ñaari weer yi ñu jóge ñaata kilifa ci politique bi ak ci diine bi ñoo wax teg seen baaraam ci lii loolu musul am Sénégal waaye tey lay gën a am promotion nag parce que loolu moo taxoon ñu teg ko fa waa ji dina kontaan te ne waa jaa ngi def liggéey bi te xamul ni nag loolu mooy musibam ñiy wax nag ni réew kenn du ko yor ci doole ak jaay doole réew kenn du ko yor ci fitnaal nit ñi ku ko mës a def rek di àdduna ba léegi depuis ñoom Firawna ba ñoom Xadafi ma génn ci sax Xadafi waaye ba ci ñoom Saddam ak ñeneen gis nañ fi mu mujje te histoire nag moom buukul la l'histoire yàlla dafa am nu mu bindee àdduna histoire day dox mais ci même façon bi lay doxee les mêmes causes produisent les mêmes effets li taxoon démb ak barki démb lii am bis bu dajewaatee loolu amat loolu mooy histoire amul lu ñuy recréer te ñi koy nax nag moom naan ko yow la yaa fi ne defal lii bis bu mbir mi jeexee te jeex na ba noppi gën saa gudd 2024 mu jóge fi waaye ñooñu doon ko jay nag ñoo koy njëkk woon gannaaw gis nañ ko fi 2000 gis nañ ko fi 2012 tey ñan ñoo nekk fële ay ministre ñenn ñi de sax ñi ngi woon ci liste CREI yi su ma juumul ñiy jay buur naan ko yow a defal dóoral bis bu mbir mi wëlbatikoo ñoo koy njëkk a wor dina wéet trop ak boppam moo tax nañu delloo ci seen xel gis nga Sénégalais yi seen yitte fi mu ne nii du ay gelwaar ak ay Pastef ak ay soo jëlee sa énergie yëpp nag ak sa temps yëpp xool nooy faagagalee adversaire politique munoo toppatoo yitte Sénégalais yi tey ñi ngi ci mbënd bi daaw ci nenga si ñun ñëpp demoon nañ ci mbënd bi man ren dama am gàcce demaat ci mbënd mi ñu joxoon fi engagement bu ne tey ay famille entière a ngi tëmb ci ndox mi am na yoo xam boo ko gisee da ngay tim bool sax doo mën a lekk ndax yërëm ñooñu nit ndax mun na nekk ci condition yooyu jamono jooju ana président de la république Sénégal est-ce que amati na président ñemewul génn sax wax ma mu dem fa de waaye ñemewul génn sax def déclaration massawu ñooñu waaye mi ngi yéeg ci avion bi mu jëndee 60 milliards ay chasseur suisse di ko escorter ñu koy jëlal ay selfie xam nga loolu mooy narguer sax le peuple jamono joo xam ne tey njëg yi amul produit booy jël te njëg gi yokkuwul ba sénégalais amatuñu lu ñu lekk mbir mi métti na ana président de la république est-ce que réew mi amati na président jamono joo xam ne génn nañ ci 3e vague boo xam ne ubboon na bopp ñépp li fi jóge ci nit kenn xamul lu mu toll ana président de la république réew yi dox de diggante def naa tugal ñi ngi woon seen 4e vague diggante bi muy door ak bi muy jeex président de la république def na ñeenti allocution sans compter nag émission yi mu def directement ci internet bi nit ñi di poser seen question ñuy répondre Sénégal ana président de la république foofu lañ la soxlee bi nit ñi nekkee ci guuta nga génn wax ak ñoom parce que yaay général bi mais bu méttee rek nga daw tëju sa palais ak sa kër kenn du la dégg bu affaire bi xawee baax nag nga génn di commencer waat nag taal fitna seet kan ngay song loolu du président de la république je suis désolé sénégalais yi de vous le dire amu leen président de la république jamono joo xam ne barki démb rek waxaat nañu diggante Ndar ak feneen ay nit ndaw yoo xam ne ndóol ak ñàkk liggéey ñoo tax ñu doon fexe pour dem tugal
dem bitim réew ñaata bakkan a ci rot ay nit lañu duñu ay mala. Ana président de la république bi ñu génnee ci événement mars yi ñaata emploi la fi promettre dajale xale yëpp jam ñaajo kan moo fi am liggéey kenn te du ko mus a mën a créer nag parce que mënu ko xamul fu ñuy jaar pour def ko à part politique politicienne nu may def ba falu wala ba faluwaat nu may def ba liquider adversaire politique amul beneen xam-xam bu mu am réew mi foofu la toll moo tax wax dëgg yàlla nekk fii naan Guelwaar kan la déranger wax dëgg Guelwaar kan la déranger est-ce que fii ci salle am na koo xam ne suñ ne woon parti bi Guelwaar la tudd déranger na la man mosuma gis li ba tax daal Babacar vous avez tout notre soutien lépp lu ngeen ci war a def ñoo ngi koy ànd ak yéen illégalité moo tax ñemewuñoo bind man je suis un haut fonctionnaire ENAM li ñuy njëkk a jàngal l'administration fonctionne par écrit administration day bind administration de tradition orale du ay nit yu koy paasante de père à fils ñu naan histoire bi ñu la demoon administration day bind buñ ko bindee dafa war a tontu te yoon dafa ne ñeenti weer lañ ko may pour mu tontu lan moo tax duñu tontu ñu bind kon ñu leen di féliciter di leen encourager colloque bi ngeen di def tam am na solo parce que au-delà de seen affaire bi dina permettre sax ñun ñu bëri ñu ngi dégg Guelwaar am nañ ci benn idée nii rek mais ñu gën a dekkil valeur yu am solo yooyu partager kook Sénégalais yi parce que li may faral di wax te foofu lay daanelee bokk na ci suñu problème mooy ñàkk a xam suñu histoire ñàkk a xam suñu histoire moo tax Cheikh Anta Diop am solo chaque fois ma ne ndaw ñi na ngeen dem liiraat Cheikh Anta Diop parce que suñu histoire da nga wax léegi histoire générale du Sénégal tome yëpp laa ut mi ngi fii sama bureau ci suuf mais suñu histoire booy waxtaan ak nit ñi dafa mel ni dafa am fu mu commencé te loolu da ngay am jafe-jafe dépasser époque médiévale waaye ñun dañoo am histoire depuis l'antiquité même avant l'antiquité la préhistoire et tout mais suñu jëlee depuis l'antiquité sax mais kenn gënuñoo baax histoire te tant que delluñu suñu histoire en profondeur dañuy continuer